What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Sama guy. Yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Yeah, they call my Pap J, Ibrahim Ndao, Mustafa Mane. They call my Dagoud from Belgium, Baba Cham, you know what I'm saying? They call my Abu Bakr Diallo from Russia. His elder, Ismail Diallo. They call my Adam Ndao from France, you know what I'm saying? Di ko may sama gars yi bëggee Malathion yëpp sama gars yi tey ci li may wax mooy je vais parler comment dirais-je téléthon bi gars yi def majjal gi état bi nekkee tu vois di majjal si population bi tu vois loo xam ne tey ji maanaam mënoon nañ fa bañ a yegg bu ñu joxoon askan bi ñoom li ñu jëlee si askan bi bu ñu ko delloo woon askan bi duñ fi nekk di majjal ay Sadio Mané wala ay Wally Seck wala ay kii and so on di wax ak ñooñu quoi mais li ma ci gën a métti mooy maanaam tey jii bu Tahirou Sarr boobu mu ci gën a métti boobu moom mu ci gën a métti loolu man mu concevoir yow tey ñu lay jiñ dëmb ngay soccoo yeelu gu ne tu vois yow on te cite dans un nébuleux boo xam ne tey ji affaire 94 milliards yow ak Mamour Diallo tu vois nga bàyyi ba Sénégalais yi coronavirus bi ñëw fi Issa Fil yow tu te permets nga génn dem def 1 milliard nag moom ngay mayee quoi saa gars yi kuy mayee 1 milliard ñaata nga war a denc damay laaj kuy mayee 1 milliard ñaata nga war a denc ah ba pare yow bu fekkee procureur bi ay preuve nga bëggoon mais tu as des preuves à l'appui tey jii man dama yaakaar ne yow man dama am Sénégal gars yi ñu def seen liggéey quoi man damay dégg ne ñu ne ay CENTIF boo demee banque di déposer plus de 5 millions dañu lay laaj origine beeg yooyu noonu quoi xanaa c'est loolu valable ak ñoom Tahirou Sarr su ko xam ne tey jii dañu ne 94 milliards détournement yi moom da cee laal mu ñëw may 1 milliard banque bi Ecobank doo leen dem Ecobank ngeen bloqué ay kiiwam xaalis ba fa ne ngeen ñëw jox ko Sénégalais yu jël ko ah preuve dafa ëpp loolu mais Sonko avait raison kii lan la war a mën a def ba war a jël 1 milliard di ko maye Sadio Mané yi këpp xaalis sa 30 millions lay maye ñooñu bu ñu mayoon sax ñu ne waa c'est des footballeurs ñii ñoo seen xaalis la waaye yow ñu diñ la ak sàcc mu toog tuuti ngay ñëwaat ne ngay maye 1 milliard pour gars yi fàtte wala ki nii ça y est arrêtez quoi il faut qu'on soit sérieux dans ce pays quoi tu vois man procureur yi vraiment seen liggéey man jaaxal na ma quoi man daal y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut quoi doo leen dem Ecobank jëlee ay comptam jël xaalis ba fa ne bàyyil ko fa dërëm ñoo jox ko askan bi ah mu naan da koy joxe ak sa grosse tête là naan day joxe 1 milliard foo jëlee 1 milliard koo xam ne Assane Diouf ne na yéen a daan rangundoo diggante rangu boobu léegi ñaata dafa mën a am dara bay maye 1 milliard ah c'est du n'importe quoi dans ce pays c'est du n'importe quoi man damay xool sama xol day jeex quoi wallahi sama xol day jeex quoi Sonko avait raison y a des gens qui n'ont pas honte quoi tu vois jël xaalisu askan bi sàcc lépp booba jigéen ñu naan ay 1 milliard ngay maye pour kii soxlaa ñu say 1 milliard waaw te 1 milliard yi sax mayooñu ko dañu ko delloo waaw ay si 94 milliards c'est sa part li nga si jël nga jox ñu 1 milliard sàcc suñu paanu ndox naan dañuy jox kopp ndox on en veut même pas te kenn du la ci gërëm parce que li nga ñu jox ñoo ko moom tu vois li ñuy jox ñooñu ko moom c'est dans ce pays vraiment le ridicule ne tue plus quoi procureur doon délégué yi ki dem gelé ay comptam ma ngeen affiché wu di ko glorifier sàcc xaalisu askan bi ba pare ñu da ngeen di photo wu di jëlee Ecobank doon dem Ecobank jëlee ay comptam bàyyi fa dërëm ba pare yóbbu ko fële rëbës mu toog nga ne ko yow foo jëlee lii ak lii mu wax origine de ses biens wala loolu Khalifa Sall rek ngeen koy defal ah Khalifa Sall rek ngeen koy defal Khalifa Sall daal moom daal mooy kumba amul ndey quoi ah mais c'est n'importe quoi on n'a pas besoin tey jii ngeen di jël 100 francs wu kii nu mu tudd sax Sadio Mané wala 200 wu kële non suñuy 6 000 milliards yooyu gars yi di wax ne nii mais jox leen suñu 6 000 milliards loolu mën na jënd ay carton bi masque soxlaawul waa Chine du ñu may ay masque ñu mel ne ay faxir soxlaawuñu loolu noonu soxlaawuñu ay kii comment dirais-je ay Queen Biz di maye wala ay Pape Diouf ay 6 millions musiciens yooyu ñoo gën a sonn trop xam nga ni Pape Diouf bu maye dafa waalee maye wu jëm foog mu obligé maye ñoo gën a sonn trop bàyyi leen ñooñu ngeen di laaj te ngeen jox suñu xaalis ñu jël ay 4500 ñebbeeg yooyu noonu ñu jël ko dégg kii ñooñu noonu ñëpp dañ jox suñu xaalis ñu ko soxlaa bu ñu ko joxee soxlaawuñu ay téléthon di majjal fii comme ay faxir suñu xaalis jël lépp ba pare ñëw fi daan da ngay may 1 milliard fu muy jëlee 1 milliard voilà Ecobank ensuite doolu dem Ecobank tëj la fa ne yóbbu ko rëbës naka yow sa xaalis foo ko jëlee sa grosse tête là ngeen di sonal nit ñi quoi boo jigee booy sàccee ay bëy wala ñu sàcc ay gaz wala ñu xeex si nawetaane jamante ngeen tëj leen ay mandat de dépôt wala booy bu tux benn feselu bon li ngeen def moo gën a bon sax tux waxuma la tux bon de moo gën a bon sax jaay héroïne yéen vous êtes pire yéen a gën a bon sax coronavirus yéen a gën a bon coronavirus classe Tahirou Sarr boobu yéen gën a bon coronavirus foofu wala woon génn sax fa ngay joxe chèque 1 milliard bi barki Rasulullah ay bu doon États-Unis hii Guantanamo nga jëm de yow soleil boo ko gisatee xamal li kii nga yor kii nga seet xamal télé nga seetaat ñun on est dans quel pays ah 1 milliard ngeen koy photo naan mi ngeen di joxe nii suñu xaalis la ñu delloo te la mu def suñu paanu ndox la sàcc loolu kopp ndox kese la ci indi ay waay su ma nekkoon procureur ma baat ci gré bi
donc Tahirou Sarr xam nga da ngaa xeesal xam nga da ngaa teint mono waaye naa la tëj ba nga ñuul da ngeen gën nit ñi yéen da ngeen gën booy yi ñu jàpp fi leen tëj ay 300 chambre ngeen sucé directo askan bi yëpp ah c'est n'importe quoi bu leen defee naan ay président li président la nii Mbaye Niang jox suñu xaalis ñu nga teg Aliou Sall jox suñu xaalis nga teg ah Mamour Diallo sa poulain bi rek 1 milliard la joxe kon Mamour Diallo moom bu doon joxe lu muy joxe Tahirou sax moom xawoon am ngor parce que moom nee na comme que sàcc naa lu bëri j'ai assez sucé le peuple des litres de sang tax ma jox leen 1 litre de sang lu moom sax am na ngor Mamour Diallo joxe Mbaye Niang joxe ah kële an jox leen joxe mais joxe leen milliards yi ngeen jël si askan bi dellu nag si askan bi avant qu'il ne meure ah boo leen amee tudd benn état d'âme man de voleur que vous êtes sama gars yi ma la coon la woon quoi doo leen cloche bi sama kalam gu ñaaw gi génn tu vois ngeen abonné quoi tu vois vraiment ces gens là ils n'ont pas honte quoi pendant que les gens là ñu ngi seen i kër yi ah jaaykatu cere yi daan jaay cere guddi léegi mëntu ñoo jaay 5 heures la ñuy génn ñaari mbuusu cere am problème mu lekk ah ambulant yi daan jaay 8 heures ñu dem daw ah balaa ngaa ñibbi parfois sa embouteillage bi baare la ah tu as mal à accéder à ton domicile tu es obligé de ngay ñibbi ay 4 heures ah marché yoo xam ne tey léegi day ubbi 4 heures ñu tëj ko ah marché yoo xam ne da ngaan yendu ba ngoon sa doo jaay marché neexul marché boo xam ne neexul parce que ñu koy boole di tëj pendant ce temps y a des charognards yu ne ci kaw jël xaalisu askan bi di ko coob te kenn du wax quoi war ñaan ay c'est un pays de justice ay pays de justice Sadio Mané bu leen joxee dara ay Sadio Mané ak ay Wally Seck ay Pape bu leen joxee dara bu leen joxee dara ñun on a assez d'argent li ñuy sàcc ci zircon beeg oru Sabodala bii dem du transité duñ ko gis ak suñu terrain yi jaay ci watu foire yeeg fu ne xaalis yooyu noonu loolu ko ngeen ngeen jox Sénégalais c'est bu dee ngeen c'est des frères mais maye fëgg écran rek ngeen def balaa ngeen di maye rek foog maanaam caméra yi taxaw ngeen taal seen bopp profité ci pour defaraat seen crédibilité bande de voleurs que vous êtes tu vois xam nga ne bu fekkoon réewum charré yi kenn du sol kosi mais ñaar seen loxo yi dagg nañ ko kenn amatu si ñaari loxo bande de voleurs sama gars yi vraiment dama mer non dama mer ci loolu dëgg loolu li mais lii mooy mais lii kenn xamul lan la quoi lii kenn xamul lan la quoi sàcc xalu askan bi ñu lay jiñ ay sàcc des preuves preuve raw lii est-ce que preuve raw na lii mais ku ñuy jiñ sàcc kay bu ñu la ko ne jiñ ay sàcc milliards kay nga dem di jël car rapide booy jël car rapide sax ñu ne woo kii dañ ko taxal mais yow ñu lay jiñ dëmb nga soccee lu gën a yow tu on te cite dans un nébuleux de 94 milliards Sonko wax ba dee procureur yi naan non kii day dof il n'est pas habilité à porter plainte affaire noonu et ce gars qui est cité dans tout ça il se permet mu ñëw bàyyi ba Sénégal moom tuuti kii mën a day joxe 1 milliard quoi mais boo leen den ay enquêteurs yu baax wala fii moom ay policiers yoo xam ne tey jam nañ fi dafa doon ay policiers yu am fit barke Rasulaay su ma nekkoon policier damay laaj këram jël sama kii du ma sax xaar ay kii wu commissariat wala officier wala ay mandat ay kii comment dire ay mandat de perquisition j'ai assez de preuves damay ñëw fekk këram fekk ko muy reer ma këpp ginaar yi mënata ko ne ko dugal ko si oto yu bu ndaw yooyu ma ko dugal oto yu ndaw yooyu laa koy dugal ne ko tëj rëbës na gars yi keppaleen ma ko foofu ba suma entendre ko loolu même un brigadier mënoon na ko def man brigadier bu ko defoon dama lay jox promotion après def la kii ministre de l'intérieur parce que les ministres de l'intérieur là c'est des ministres de l'extérieur du ñu dara quoi ñu ne fi di déglu ñu leen di kii affaire loolu quoi mais boo amoon un policier qui a les couilles ba def loolu un brigadier wala benn kii sax agent sagam wala kii ba fekk fa mënoo te Tahirou Sarr yóbbu ko rëbës billahi su ma nekkoon président dama lay kii parce que lan la tu as assez d'éléments tu n'as plus besoin de rien on t'accuse de milliards sàcc nga ay milliards nga toogaat quelque temps di jël 1 milliard di ko may gratuitement si yaa ma neex pour Sénégalais parce que xaw nga am lu la ñagas tuuti da nga naan mën naa li ma def ni ñaaw na quoi comme que askan baa ngi dee bàyyi ma jël 1 milliard joxale leen ci non ça xool yenn yi soxlawul ay être super intelligent quoi isanfil soxlawul ay recoupement d'idées quoi isanfil su fekkee waa ji ñu ko jiñ ay milliards sax muy jël ay car rapide wala ay taxi wala mooy problème mais ñu lay jiñ dëmb ngay socco yow gën a les gens sont là à regarder di toog may wax ñu nga taxaw xam nga ko taxawul ko sew ko xam nga ministre taxaw ma la muy affiché wu di ko photo ban photo ak yow tu dois être au ñuuf dem Ecobank la chèque bi 1 milliard ñu fekk dem Ecobank jëlee tes comptes waa CENTIF ñëw na la centime par centime foo ko jëlee mais ça c'est un loolu mooy pays de droit mais ñu jiñ la sàcc détournement de milliards tu dépenses des milliards te gars yi du laaj sa milliards foo ko jëlee ku ci wax mu génn nga daggat naan lii ak lii ba suba duñu ma leeral ba suba duñu ma lii parce que moo daanoo beneen daan moom sax moo ci xaw a tane parce que sàcc na suñu xaalis ba pare sene dañ di 1 milliard mais xool ñu sàcc suñuy ñebe suñuy milliards boo koy ñu xam ne lay menacé boo ñuy sàcc suñuy 6 000 milliards ay mbañ ak Aprodac ku ci dàq fen nga ne kii quoi ak gars yi sax waaye amoo leen preuve soxla preuve def na conférence de presse ngeen wane yéen ne xaalis bi ak fii ngeen ko def Sonko a toujours raison vous êtes des bandes de voleurs et tant que vous êtes là le Sénégal ne va jamais se développer parce que yéen vous êtes des plus grands criminels du monde waaw lu 15 millions war a bokk ngeen ne ko tëndeex da ngeen di lekk suñuy 100 milliards di ñaan masque yoo xam ne ay valeur 200 millions la
provenant de la Chine. Sadio Mané nga xam tey un enfant de Bampali né dans la misère, il n'a eu jamais de plaisir dans sa vie, hein, il n'a jamais eu de plaisir dans sa vie parce que lu mu doon plaisir yu mu doon am ñu def ko si Casamance boobu noonu day judd benn garabu manga la fi fekk ak benn teen. Sadio Mané il n'a eu jamais eu de plaisir dans sa vie parce que ña fa infrastructure yi waroon def fu mu épanouir yi gars yi defuñu fa infrastructure yooyu noonu. Donc il s'est self-made man mu battre mu fight jaaree di ndéeni bi dam daw terrain yi football nawetaan bay bëgg a dee moom xaalis ngeen bëgg a jël loolu noonu roppat ko ci moom lay yéen ay jaam loolu bu nga ko lekkee si da ngeen AVC. ah su ma Sadio Mané ba leen joxee dara on a assez d'argent ici nga sàcc yi joxe sama gars yi malo la woon doo leen cloche bi sama kanam gu ñaaw génn maa ngi ñëwaat léegi seen vidéo yi waa Italie j'ai une pensée à vous waa Espagne États-Unis fépp corona bi dal Pape Diouf rest in peace un homme boo xam ne dafa juboon Pape Diouf peau noire mais gëmoon boppam waaw génn barrière ni ñu bàyyi ay kii dafa weex gi nii man benn tubaab gënuma kenn gënuma si àdduna bi waaw te du ma raciste du moment que yow am nga esprit bu sain mën naa nekk ak yow moo xam puune nga moo xam chinois nga moo xam ne nañu bàyyi barrière yooyu ay nit ku ñuul ak yi nañu gëm suñu bopp te bañ a suufal suñu bopp waaw bañ a mel ni parce que yenn mbaamu xuy sàcc suñu xaalis di ko joxe ñoo ñuy suufal voilà quand tu vois yenn affaires yi ñàkk fayda yi ah dans un pays qui se dit émergent dans un pays qui se dit démocratique nga gis ay des hommes qui surgissent de nulle part lekk suñuy milliards ñëwaat au devant de la caméra amu leen sax rasu oh gars yi maa ngi dagal vidéo bi waaye